Baye Paccax. waaw Baye Paccax. ah yow Paccax. ñaata nga paccax li ma paccax bëri na. waaw li ma paccax bëri na. déedéet parce que man sama paccax. waaw xam nga tey bu ma fi tegoon paanu ndox. ngeen toog wër ko ma dugg ci na paccax ñëpp lay tooyal maanaam sama paccax noonu la mel ci réew mi tooyal naa waa réew mi ñëpp laa tooyal. waaw woon tooyal naa ko ku doon waaj a wow tooyal naa ko ku tooy ba wowit tooyalaat naa ko. loolu óorut nag. tooyal a baax. nañ di tooyal. non gars yi problème di leen tooyal. tey nag da nga loo waajal tooyal si. waaw li ma waaj a tooyal balaa loolu maa ngi nuyu bu baax di la bëggee parce que wax dëgg yàlla ñu ngi gis seen liggéey mu ngi rafet online TV bi ñu ngi ñaan yàlla mu nekk télévision bu mag a mag a mag comme yeneen télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi parce que li ngay liggéey dafa rafet apprécier nañ ko lépp lu xew ci dëkk bi rek yaa ngi koy couvrir ci so ñu ngi lay wax ne la don't give up bul tayyi bul tayal foofu la so SS Media daal di ñaan gars yi gën a subscribe xam nga gën a like sponsor yi tamit gars yi ñëw because loolu daf lay gën a yokk doole na sponsor yi ñëw ñu gis camion yi nii di wàccee caméra yi xam nga yëpp everything so ñu ngi koy ñaan bu baax a baax di wax na nag bés bi bés bu mag la ndax bés la boo xam ne yaakaar naa night of talent lañ wax te yaakaar naa képp ku fi ñëw dafay wane talent xam nga talent bi suñ ko waxee miinul ne artiste comédien bi kese moo fi war a ñëw wane talent because yow li ngay def nii rek ñëw wane sa talent la soo keneen ak keneen noonu am na ñu fi nekk ñoo xam ne seddale lekk la ñuy def am na ñoo xam ne sécurité la gaa yi nekk am na ñoo xam ne ku ci nekk ak ci la nga nekk su rafetee rek soo demee ëllëg ñeneen mën na laa gis ci loolu ñu soxla la pour nga mun a dem liggéey ak ñoom kon night of talent dafa ëmb lu bëree bëri so di ci jaajëfal bu baax a baax team Tidiane Sow Tidiane di ko ziar bu baax ak tamit manager kun ak Delifa ñoom gars yi yëpp su ma limee dinaa juum waaye dëgg-dëgg team Tidiane Sow daal pa fekk waaw 0-0 fët mais xam nga dañ dee wax ne fit moo la day yóbbu even daraja soo ko amee waa dañ dee am fit pour nga mën a jël sa first step bi ñu bëri doo xam ne ne lii nekkute bétaanke xool bi luñ si am waaye yow loo si amal comme fans yi mu jéenee si te looy amal fans yi wala looy wasi bés waaw dëgg-dëgg nag ñun comédien yi nekkul di liggéey pour suñ poste comédien mu nekk Gambie rek laa wax de ba ci artistes yi sax ñëpp laay bëgg bu boole nekkul di liggéey pour seen poste waaye ñu ngi liggéey pour askan bi bëgg because ñun tey liñ ñu war a def dëgg-dëgg ak fi ñu war a teg dëgg-dëgg maanaam teguñ ñu fa dañ desal ginnaaw ci lu bëree bëri waaye ñun xooluñ loolu xam ñu lan moo ñu ñor mooy suñ fans yi nga xam ne tey dañuy topp si TikTok bi topp si YouTube bi topp ñu si TV topp ñu suñ produit luñ génnee rek gars yi ñu ngi ci so ñun ñooñu lañ pare pour dajale leen oo leen ci benn bés pour kon bégal leen pour gars yi kontaan at least because xam nga ne benn $200 mënulul ma dara mënut a mottali sumay projet yëpp tey guddi bii nii lépp lu fi Team Tidiane Sow am mënut a mottali seen projet yi waaye lan moo tax ñu ko def mooy ñëw pour bégal fans yi kon ñun ñoom lañ am waaye ñoom tamit ñun lañ am ñun mënuñoo dem bàyyi leen ñoom tam mënuñoo dem bàyyi moo tax ñu ne buñ ko yemale si TikTok bi buñ ko yemale si YouTube bi buñ ko yemale si yeneen plateforme yi waaye nañ créé leneen loo xam ne gars yëpp dinañ ñëw gis la live and direct ki nga xam ne musut laa gis mu gis la ki nga xam ne daf la yàgg a bëgg mu ñëw gis la because mënoo dem ci ñëpp soo lii rek nga mën a def pour ñëpp ñëw ci yow pour gis la pour saafante ak yow te tey gis nañ loolu tamit ci bés bi parce que ñu ngi fi taseeg ay nit xam nga ñu ngi apprécier liggéey bi ñun tam ñu ngi apprécier ñoom tamit seen follow yi nga xam ne ñun ñu koy follow kon daal night of talent daal dëgg bro waaw nice na trop yaa jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax waaw di wax ne waa bokk gis-gis tamit ñu ngi fi di suma team bi so ñoom tamit ñu ngi war a ñëw yëg pafam xam naa tamit daal gars yi dinañ gis daal lu garaaw fans yi waa bokk gis-gis lan la ñu nekk di expect this year from bokk gis-gis lu garaaw lu xeere xam nga lu ma jaaxal comédien yi artistes yi soo leen waxee rek ñu ne la luñ nekk di togg du ñu ko wax ñun dañ bëgg a xam lu ñu togg nga lekk da ngaa ñëw nga dëkk dugg si kër yi nga ne gars yi loo leen di togg ñu ne la domoda waaw nga expect ne domoda moo fa nekk waaw lu tax ngeen ñu dee bëgg a téye si suspect non xam nga lan moo tax mooy milieu bi ñu nekk ñun secteur bi ñu nekk soo xasee ba wax rek dem na dafay soof nit ñi moo tax il faut nga koy baaral di ko baaral xam nga yow soo nekkee yaay togg añ bi nekk da ngay buure nga yàq ko da ngay togg muy commencé xañ neex tuuti gars yi commencé xiifal naan añ bi tey moom dina neex am ku ñëw laajte la loo togg nga ne ko ceeb mu ne waaw xet bii kay du ma dem xaaral ma toog xaar so loolu moo tax comédien yi tamit il faut tamit liñ togg ba mu ñor parce que dañ ci sonn te dañ leen ko war a jox niñ leen ko war a joxee waru ñëw buur rek ñëw na leen ko bam dañ war a ñëw ndànk-ndànk pour ngeen mun koo attan xam nga di dem ndànk-ndànk sa sadi bi di ko yëg sa deret bi di ko yëg sa yaram bi di ko yëg muy dugg sa système bi ba nga bokk ci ting si so loolu moom mooy liggéey bi moo tax ñu dee wax ne lu ma def lu ma leen di waajal so loolu la rek du dara ñu leen doon taala jërëjëf maanaam loolu rafet na jaajëf bi jaajëf thank you so much gis nañ ne tey bési comédien yi la
nekk neen yéen xamee nañ leen da ngeen ko dee def benn du ñaari yoon yéen bokk ngeen ñu buub andeen Bright Star bu ñu ñëwee ngeen toppa si ba léegi andeen team Tijaan Show tam ñëw na te gis nañ ne sa teeruwaay si bés bi de tey noo gisee bés bi foo nañ ko starté. waaw damay njëkk a nuyu ñëpp fépp boo xam ne yaa ngi seetaan SS Media rek maa laa nuyu lu bëree bëri di la wax ne la bés bi gisee ma ko dara du rafet understand nga dafa nekk li nga xamante ni tey ñu ko ootee ay ndaanaan lañ nekk ñi nga xamante ni woyof nañ mën nañ li ñuy def xam nañ fi ñu ko teg understand nga ku xam Tijaan Show xam kooku ñëpp ku am ak ñëpp jàmm ku bugg ñëpp ku sopp ñëpp understand nga ku ko oo mu uysi la ak ci loo ko mënti oo so kooku bu ootee yaakaar naa Gambien ti ñëw uysi ko loolu dañ koy rafetlu ku xam Dilifa tamit Dilifa moom suma rakk la wax dëgg ne yàlla mu nekk ndi nga xamante ni wax dëgg ne du ma ne am na talent dama naan moom mooy talent understand nga so bu ñu ootee bés bu mel nii Gambien ti suñ génnee ñëw uysi leen dañ def li leen war kese understand nga te bëgguma mu am fii bëgg naa gars yi oote ko fii nekk si gars yi oote waat ko Pencemi Hall oote waat ko Jaama Hall oote ko Hall bu leen neex ci biir dëkk bi te nit ñi day am pour fekk leen fa ndax bu dee talent mooy fay mu ngi ci ñoom te gëm naa ne dafay fay incha allah rek jërëjëf loolu nekk na kàddu yu rafet ne gis nañ ne comme nu mu tuddaa comme noo ko waxee talent bi ne comédien si commencé leen di jéem di show up seen talent understand show yéen ñu ngi commencé am fit di teg show so loo gis loolu si comédie industrie bi lan la si naka di yokk waaw yokkute bu mag la ndax loolu mooy first step bi nga xamante ni mooy tax ñiy ñëw ci suñ gannaaw mën a am fit understand nga because comme noo ko waxee rek ñun fekk nañ fi ñoom Bright Stars bañ ñëwee dañ ko tegaat foofu gars yi oote ñun ñu ñëwee oote biir Pencemi understand nga ñoom ñu ñëwaat oote ko fii sama Kadiane da nga gis ne ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi ko tamit ñu ngi oote ci seen ruxëy soo demee suñu alaaji da youth production ñu ngi oote inside training nga dem Busumbala comédien yi daan ko oote ñun comédien su bëri dañ ñu dee invite fu nekk so da ngaa gis ne comme loolu yokkute bu rëy la daal da ngaa gis ne ñu nekk di ñëw duñu ragal dinañ wax ne waaw lii de mooy tax ñun comédie bi ñëpp di ko artiste yi soo bàyyi xel yées baax melutoon ni mel tey te tey artiste yi bëri ñu ngay bénéfice ñun tamit loolu lañ soxla si comédie industrie bi bëgg nañu dem ba nga xamante ni comédien yëpp a ciy gis seen boppa te ma xamal la benn mbir nga xam ko mooy comédien si feeñ ñu laaxu ñoo gën a garaaw ñuy ñëw ci suuf ñoo gën a garaaw fuuf bés boo gisee ñooñu di nga wax ne ndaanaan waxoon na ma ne ñun amuñ talent ñooñu ñoo am talent so moo tax ñi exemple lañ very big exemple lañ ci industrie bi ban kàddu nga amal stakeholders yi ñoo xamante ne xam ne ne industrie suy dem stakeholders yi ñoo ko dee pousse ñuy sponsor ñuy joxe doole gars yi because talent bi su fa nekkee support bi nekkul fa def leen doy waar lu am solo loolu li ma leen di wax rek mooy am na suñu xam ne nii ñu ngi commencé jàpp waaye li ma ñaan rek mooy na ngeen gën a jàpp te xam ne lii suñ mbir la nga jàpp ma jàpp la loolu dafa tax loxo yi gën a dëgër lu gars yi day wax rek mbooloo mooy doole tey su nekkee ne ñun mënuñoo matal ñun mën nañoo am di talent ba talent bi dafa am lu koo jaay li koo jaay noonu nag mën naa nekk ci ñoom understand nga comme tey xool bii nii li ko fay ñoom war nañ cee bokk soo bàyyi xel background bi ñan ñoo fi nekk jeex na soo loolu mooy deal bi so ñu ngi leen a ñaan yéen ñëpp na ngeen jàpp ci comédie industrie bi ndax bëgg nañ mu dem to another level bëgguñ cee am benn réccu te gëm naa ne ndam kese lañ cee am incha allah jërëjëf kontaan naa thank you SS Media nuyu kenn ku nekk si turam ak santam tey di bési Night of Talent nekk bés boo xamante ne ñun ñëpp ñu ngi expect loo xamante ne it's something big and ñun si suñ boppa tamit ñëw nañ ak li nga xamante ne it's something big parel nañ pour bépp koo xamante ne teew nga si guddi tey bii rek nga ñibbee ak loo xamante ne doo ko expect comme fooguloo woon ne su ma ñëwee dinaa fi fekkal lii nii pare nañ pour nit yi reetaan kontaan xam nga koo xamante ne lekkuloo sa kër suñ la pileelale incha allah sa biir na fees dem na fees loolu nekk na kàddu yu rafet ane yow loo mun a waxal ane ñaari brain yi nekk si gannaaw te bés bi ne tey muy Tijaan ak Dilifa waaw am Dilifa ak Tijaan nekk nañ ndaw ñi nga xamante ne mun nañ seen liggéey nit yi dinañ leen use as role model because tey ku nekk yaa ngi toog sa kër di seetaan nit ki di ree kon kooku noonu amuloo dara loo ko fay man damaa wax ne Dilifa ak Tijaan doctor leen because tey ñu ngi play loo xamante ne soo ko seetaanee soo feebaree sax mun ngaa reetaan ba tene kon nekk ne ndaw ñoo xamante ne ñu ngi def lu rëy biir Gambia so maa ngi wax Gambien si nañ leen jàppale ñaanal leen because ay xale yu baax leen xale yu réeru leen jërëjëf kàddu you always welcome bye bye mun nga ñu baax la kal leen taawal fi because tey Night of Talent la dañu dugg si biir pic nit random li ñu ñëw ñu am nga bés bi nii ay ñaari ndaw ñoo nekk brain bés bi but full complete team la understand gars yi dañ am talent wane decide na ñu ngi ñëw wane seen talent tey so loo mun a wax si bés bi Well, you know, it's a great day, you know. Night of Talent lañ ko tuddee so tey guddi ndaanaan yi la suñu mbokk yaa xewle ñoom Dilifa ñoom Tijaan Show so Night of Talent lañ wax so everybody mu ngi si biir you know
waaw bépp artiste comédie woy waaw lépp daal lépp lu ëmb artiste la talent rek moo tax tey ñu ñëw soob comme just pour jàppale leen rek si bés moo tax ñu soxla la si biir yaa ngi ñëw support di rap guy so far noo gisee turnout yeah actually moom mu ngi cool te gars yi ñëwaguñ sax yeah actually te lu ma gis ni moom yeah it's already full of me Sunday is good turn up is good lan nga mun a wax ak Gambian si about these people or tonight dégg ma lan mooy nekk sa final words about the Gambian si about tonight waaw ñoo sana di leen apprécier rek loolu moom apprécier rek la parce que nga woote ñu uysi la yombul dafa neex waaye yombul so gars ñoo ko liggéey daal ñoo ko liggéey ara jërëjëf thank you so much jërëjëf jaajëf waaw comme nu ma ko waxee ndaanaan loolu laa la wax fii nii suñu waxee comédie fii Gambia suñu xoolee Bright Star yéen leen si teg yéen yaa si jël ñoo xamante ne andeen Bright Star teg neen pencam yéen tam teg ngeen understand du benn du ñaari yoon so ngeen jàpp ñeneen groupe tam jóg ba di teg seen own night how do you feel about tonight waaw loolu sant yàlla la ndax lu tax ma ne sant yàlla la tey comme noo ko waxee sa kaddu rek Bright Stars ñoo fi jiitu waaye da ngaa gis ne nekka neen mag yu baax ndax tey dañu wax ne sa waajur suñ baaxee taawi kër gi baax kon ñuy ñëw amuñ dara benn excuse bu ñuy am lu dul baax comme ñoom ñu fi jiitu ñoom ñoo baax ba ñeneen ñu si topp baax ñeneen ñu si tegu mun a baax kon loolu noonu sant yàlla te ñu ngi ñaan yàlla tam mu gën a expand ndaxte ñun ñëpp ñu ngay gis léegi am comédien si duñ mel si Gambia bi nit ñi koo gis deena ñaar am na kum like is ida kii like na kii like na kële is because of dafa yaatu so loolu ñu si sant yàlla bu baax a baax te ñuy ñaan mu gën a yaatu ba pare muy am koom-koom comme lu tax nit ñi di si duga ñu fekk ko si and then gis nañ ne and then yéen tam maybe am ngeen good relationship xamante ngeen in passing lan nga ñu mun a wax about people ñu nekk behind of tonight ok mun nañu wax ne comme ñu am yar leen ba pare ñu am pas-pas leen ñu am kóolale leen ndax tey ngay liggéey ak nit ba tey mu am event nga war a ñëw parce que tey ñooy mujjee war a ñëw host event bi ñoo leen war a ñëw introduce when they are coming on stage so loolu nit mu delloo la cër boobu noonu loolu nekkul lu ndaw kon da ngaa gis ne loolu bon bu fa nekk la ak yaaga liggéey bu fa nekk ak respect buñ la jox kon loolu noonu sant yàlla te seen bés nii rek la mun a mel waaw gars seen bés nii rek la mun a mel muy City Comedy muy Bright Stars ak ñeneen fu ñu xewle soo demee di nga fa fekka gars seen groupe bi ñu ngi ñëw taxawaaye ne fii nii Comedy Gambia la ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp a ko war a doole kon duñ def dara lu dul ñëpp génn si gis nga xool bi nu mel te préwaago nit yi ba léegi ni ngeen ñëw xam nga Gambia ak time waaye ba fu ñu mujjee di ngeen gis crowd bi nu muy mel te gars yi dañ ko design. and then ban kàddu nga amal fancy City Comedy because ñu ngi xaar yow mi commencé na mu ngi dem noo mun a jox gars yi waaw fancy moom amuñ dara lu ñu def lu dul di leen sant di leen gërëm parce que all along they are with City Comedy gars yi xaadi wuñ benn yoon waaye ñu ngi leen di xamal ne comme am na luy ñëw parce que ñu ngi si élection year bi na ngay toog ñu xaar di leen gis ñu ngi waajal lu soxor fans yëpp ñu ngeen di toog ngeen xaar City Comedy ñu ngeen ñëw lu bees lu es tax daaji si paquet asil le ko te di ngeen kontaan incha allah su soobee yàlla. am na fans yi ñu wax ne yéen daanaka City Comedy buñ starté di isi soxna rek la gars yi faate comédie non nekkul loolu sax xam nga jamono nu muy doxee la léegi te jamono am na nu muy doxee da nga ànd ak jamono si loolu noonu su dul loolu at the end of the day mun nga mislead sa bopp si beneen yoon boo xam ne du sa yoon so yooyu noonu yëpp da nga ko war di bàyyi xel loolu la rek waaye du dara loolu tooñ la rek soxna bi moo la non loolu ay dóor la non loolu ay dóor all right no problem jërëjëf thank you very much non sanse nga be yëg ko be yëg tolal macha Allah comme ni bi si ko be subi ba dama ew rek sanse day waaw gis nga loolu waaw léegi xam nga lu si manqué waaw lu manqué madame sëñ bi ay wax lu garaaw garaaw waaye léegi tey mais waaye jot na su ma magee tuuti rek da àgg fa laa ilaa su ma magee tuuti rek da àgg fa xale
yow foo nekk xale kay gu foofu gënte en géej na fa. xoolal sa sikkin yi nga xool suma sikkin yi. déedéet man dama wax dama ko bàyyi rek. ah yow tamit ndax xoolal sa faas yi. yow takkal yow doo xaar. boy it's very nice and ñëw mit la fii boo xamante ne Night of Talent lañ oote comedian team la boo xamante ne daanaka mënuñ ta wax yéen yaa inspire gars boo den you guys yéen yaa jiitu guys si système bi so ngeen ñëw as a team di ñëw job ak gars is a very nice thing so luñ laa wax ne loo am pour bés bi tey. Honestly mënu maa wax ne bés bi bési jàmbur la bés bi suma bés la parce que Tidiane su ñun la bokk ñun Tidiane luñ munti def Tidiane is woon mun naa ne Tidiane moo nekk that only comedian boo xam ne ni ñun suñ fan la in turn buga boo xam ne ni comme buga bi dafa jéggi dayo like amul dara lu ñoo def loo xam ne Tidiane ni ko si mu si dellu ginnaaw also Tidiane is always ready to be there for us always and musta relent musta sona you understand mu yàgga support yaa understand so ñun début ni amul dara lu ñoo def lu ñëw bookasi moo tax dañ ko bañ be nekku performance rek la ñoo def dañoo host second part of the show entirely so lu mu laa woon ne show bi is ours yeah loolu dafa important a lot because ñu ne la ku la njëkkee si néeg bu leen de moo laa wax fooy toog so ñoon tam daf amuñ that ego they still come back to you guys jox leen respect bi and then the validation bi dafa nekk lu important you understand so if turnout bi today noo ko gisee because Gambian si den day spectacle and then am na fan but mbaa ne ko lii online love kese la mbaa xam nga crowd bi dina ji ak yooyu so but then tey is something different. yeah honestly because soo xoolee deliver nga xool Tidiane liggéey nañ ko te lu mun di nekk ci hall bi fii gars yi ñoo ko job you know they've worked tirelessly to get these people here da nga dee mun a am numbers in the internet so oote nit yi la uyusi but ñoom they have real love from the people ñoo xam ne nekkul always ci internet bi loolu tey wane na ko you can see the hall is full of people so loolu soo ko liggéey doo ko mun a am yeah so and then next thing lu may wax mooy ne industry baa ngee grow more comedians are coming source yaa ngee am what will be your take for the stakeholders yi ñoo xamante ñu si dëgg wala NGOs yi ñoo xamante they need to push it harder because xam nañ ne comme music industry fii la commencé woon ba mu ngi another place understand so comedy and the industry baa ngee ñëw tamit influence baa ngee ñëw so what will be your word to those. yeah météo nañ xool rek su dee feel nañ ne jar na pour ñu investir na gaa invest su dee feel nañ ne jar pour gaa yi bu si invest nañ téye seen loxo but we are not waiting for them we've never waited for them ñun always we were on the run ñun si kawam te ñoom Tidiane soo leen waxee sax nañ la wax ne show bi nii stakeholders yu si take part is just one or two ñu si des yëpp dañ téye seen loxo you understand so miin nañ ko comme duñ la si dee xaar but it will be very important as a country pour gars yi push loolu because suñu xoolee ne okay there's a percentage of young people that are involved in this we hold the percentage is growing rapidly they need to spend money there they need to put it in their budget okay let us help these people because helping anyone in Tiyanso's team or any other team is helping your own people your own youth your own nation yeah wax nga dëgg ko so finally fu ma laa yóbbee mooy ne fancy comédie City Comedy xaar leen a lot ñu ngi expect a lot ba léegi dégguñ dara I understand ñu ne maybe Moutar mu ngi dem uti madame parce que ñeneen ñëpp dañ ko inspire internet loolu moo tax silence bi moo fa nekk wala lu fa nekk so lan moo fa nekk. non City Comedy di ngeen liggéey gis nga weeri koor bi ñu ngi doon def suñu skits yi but am naa if it's about show ngeen nekk di laajte xam naa loolu ngeen nama because last year defuñ show but this year inshallah promise we are going to have a show inshallah. It's a promise to the fans. It's a promise to the fans. yaa ko wax de. Yes. dinañ la vaade. After nawet bi we are going to have a show. Inshallah. Thank you so much. Thank you. And Night of Talent. We are only seeing talented individuals here. You understand? Huh? We having Mariam, golden voice. You understand? Nga ñëw di teewoo bés bi tey. How do you feel like? How do you see the night today? Yeah, I feel good to celebrate, my own Gambian brothers and sisters. Foog naa there is so much talent in the Gambia. Te ñun ñëpp ñoo bokk benn audience bi, so it's just to empower each other. ñu xam ne the talent bu Gambia am ñu ni ne ñoo ko war a mun a support. We have to embrace each other's talent. So coming here, it feels so great because
I have a very tight schedule, to be honest, these days because in a while I'll see show be again. But still, money, I have to come here even soon. I can spend few time, Yeah. Bukan nalah hijab foofu because night of talent fee yaa ngi ñëw ref talent fee yaa ngi organize another night of talent in a classic manner. You have we call it the classic night. Dio Barhama, Mariama, the sibling, power sibling Dio. I'm going to serek, Lol El Clasico la. Yeah, so May 9, May 9 is the deal right now. So yeah, affaire bu graw. Affaire bu sick. At bi classic bi lan la muy or wane gaay. At bi lan la ñu wane this time man façon film la ñu ñëwé this time lan la ñu ray fancy. Yeah, I mean lolen musta gis in Gambian music. Like stage production book, high level, like global standard is what we are bringing to the Gambians. Gambia has it all. So classic, no, I don't want to say much, but genuinely, I'm gonna agree with you in terms of that because when you go to classic, true life band is pure music, pure talent. You understand? So that is something I'm always in for it. You understand? So xam naa ne Gambians yi dañu jëna into this classic ñu pull out ko. You understand? May ñu tuuti bala ngay dem sa no na Gambians yi waajal show bi suñ tickets yi génn na pre-sale 600 mu ngi si Zap app bi at the gate is 800 VIP 2000 xam nga ne loolu yomb na so nga ñëw nga seetaan for very 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 quality music very very quality music. So dama la naan suma kondaane be waral ma kontaane ni kondaane be waral ma kontaane ni suma kondaane be waral ma kontaane ni so den ko daaji May 9 fekk leen ñu jaama xool ñu daaji ko jërëjëf thank you so much hankay suma sister bi lala na thank you te yaa fi ni waa gis nga ñoo support seen gaay rek ay rafet thank you yombal na ko si night of talent bi no war na yomba dëgg so bii bi moo la jaral nga jéene lii yëpp dama ko oyofal nii rek waaw soo ko diisaloon du baax gis nga loolu so and gis nañ ne jéene si nga tey support si sa boys yi loo amal pour boys yi wala loo amal pour bés bi tey waaw bés bi ñu ngi kontaan trop because lu mel nii dañ war di jàppale suñ boys yi because ñoom jàmbaar lañ am nañ talent ñu ngi bégal nit yi ñu ngi bégal askan bi wax dëgg yàlla soo amee stress sa soo seetaane gars yi dañ di relief xam nga so ñu jàppale gars yi lii moom macha allah ñu jàppale gars yi rek macha allah ya sa morom suñ fi bari dañ jàppale gars yi rek dinañ dem incha allah wan Gambia waaw ban kàddu ngay jox gars yi because ay ndaw yi ñuy nekk di pousse du dee nekk lu yomba so yow ban advice ngay jox gars yi ñëw si seen boppa even though talent ba fa Gambien si ñu leen di support ban advice ngay advice waaw ñu bañ a xaadi rek ñu gëm seen boppa nit moom si loo munti nekk rek gëmal sa boppa mooy yëpp gëm sa boppa mooy tax nga mën a dem fi nga bëgg a àgga ba pare suñ waa réew ñu xam ne ñun yëpp ñoo bokk a Gambie ñu support our own xam nga when it comes to things like this ñi suñ boy ñu support leen Gambian artists yi dañ war di support ñoom ñëpp because ñoom lañ am thank you so much you're welcome appreciate it c'est night of talent amee wuñ musicien kese fii poète nga yaa ngi daan di joxe piece tey ban loo gisee bés bi fees to be honest, I'm very happy to perform here. It was really nice for me to perform here. The fans, they gave me that energy, and then I was really glad to perform here today. It's everything we find on because more than perform, my guest be up, you get your guy up, you get touch, you get up. So Lord love money encourage. Those are the things that normally encourage me as a poet. And then this is not where we are going to stop. We are going to keep improving, inshallah. Because this is a really nice show. The show is going really fine here, and I love it. To be honest, it is going fine, and I love this show. That was very great, but unfortunately for us, we are not capturing when you were performing. So maybe you can introduce yourself a little bit and then give us a piece of what you performed there. Okay. By the time I was performing, you guys were not there. You guys were not there because I can see that maybe you guys were unlucky also. My name is Buseka, alias the Informational Poet. I'm a poet, a writer, and of course a migrant activist. So you want me to recite the poem that I was reciting for you? Okay, they said I should recite. The poem is the journey. In every pain we survive, courage and untold story.
In every log gate, there's a hidden battle we still walk with. In every journey we step on least unforgettable memory. We cry not publicly but secretly. Keep fighting the pain not hardly but wisely. Choosing moving, avoiding deciding and standing out of pride but because of peace. No friends, no guardians. Even the shadow vanishes in the most needed time. Yet still we sit back, smile and say Alhamdulillah, knowing that a day will come when the pain, the hustle, the hunger, the battle, the effort and the trauma will say a goodbye to us. We know the road is tough but we can't stop. Because the promises we made to the family cannot be broken and must be fulfilled before the sun rises. Starting every journey with Bismillah, knowing that we will end it with Alhamdulillah. One day, just one day, inshallah, you'll be thriving and striving, dreaming and smiling, supporting and boasting, walking, failing, flying and shining like the sun and the moon, knowing that the Lord has done it. Then don't knock us down today just because of our indiscipline. Uplift us and lighten our way. For one day the story may be torn down and everything fades away. Remember, today can be yours and tomorrow be ours. Everything may be bright today and one day it becomes dark. Then lower your pride today before power cost of your dignity tomorrow. Then let the joyfulness of today to become the heart I know of your tomorrow. This is the silent truth that we are all working with. So after my this performance, they told me that I should give them for a love piece also. That was a nice Yeah. one. That was a very nice one. And you did incredible. And I'm gonna say it's a good one. Keep it up. Inshallah Rabbi. They also told me to decide another one. That was a love piece. Yeah, a love piece. So you mix up the The fans were really happy, so they said I should decide another one. yeah, maybe due to time issue, but then I love this one. thank Thank you so much. Suñu waxee home of talent, Barham, night of talent, you are a man of talent. You understand? Not in terms of comedy, not in terms of sport. You are in all aspects. So lo muna was the best night of talent. Yeah, to be honest, I am really proud, to grace such occasions because Moilolo, wherever art is, we are always there to support. And as a result, this is a big achievement for Tijan Show and the entire team that has, produced this mega event here today. And right now, I am truly impressed. I am hypnotized. I am mesmerized by the acts that were going on stage. And everything looks so amazing. And I am wishing them the very best of luck that the journey will not be easy. It is going to be rough and everything. But with what I'm seeing is really promising. And I am hoping that, in the near future, it's going to turn out to something big and great in the industry. I am truly proud. That's so nice. That's so nice. What are the fans expecting from your ends? Because we know that you are from Home of Talent. You understand? So today having a night of talent here, are we expecting another talent show again from Home of Talent? All right, Home of Talent is known for greatness. Home of Talent is known for producing something amazing. Home of Talent is always, surprising audience and everybody. So we are cooking something big. We are from 3.0 and heading to 4.0. And wherever Home of Talent calls on Gambian, this is something extra, something different, something spectacular, and it's something that, the Gambians have to really anticipate for. And we are cooking, and when Home of Talent is ready to serve, it's going to be another showdown, Thank you so much, Barham. Thank you so much. I'm 100% sure. Mr. Tuti Tata. Yo nga bay yëpp ngay wéytaat yaa caga du loolu sax ndoy ñoo bëgg loolu na bay yëpp di wéytaat non dara boy dara négocie bu rek di ka perform sax bu ngay di ko bëgg ni boy yow nar nga tas soo bi de yow nar nga tas soo bi de ko neexala ngum fi kay nga nakala det kay waa gis nañ ne tey ne Home of Night of Talent lañ wax te mun nañu wax rising star nga but then talent bi mu ngi si yow yaa ngi ñëw present a Night of Talent loo mun a wax si net dëgg rek kontaan xam ne suma brothers yi tamit ñoo ko organise xam lu baax bu ko def lu baax understand nga man dama ñëw jàppale gars understand nga helping hand la rek ñëw gën a taaral bés bi gën koo neexal rek nga capane sut éegee rek yoo xam nga naka xam nga Mr. Tuti Tata mi fu mu éegee yoo xam nga naka jarul wax yow nar nga tas fi jee boy daal ma doo ñu ñamal denji ka daje ma jako baat mu won ma gannaaw ma gis numéro 9 xale bi wanga bi dina ma gaañ mu di ko yëngal mu gën a gaaw jaan ma di ko neexal pour jël juróom ñaari mu bañ a bañ di ma jaay di ko bandi si la ma puus ma ses mu di ma naaj mu ibi botam di xool ay tu ay ma ne ndànka mu jaay ma di ko dof jaay ma panka be boy bi mu ngi lox ma ne taatam bi ngena naka Tuti Tata bi dina gaañ xale dina rey mag du fi rey ñit de ay cey sama sista leeral nga fi nii nii rek danga tuddee naa la ko ñu ngi wax Night of Talent
bon war nañu wal leeral of the night tam war naa nekk te leeral boobu tuddee naa la ko yow noo tudda man damaa jaay sama tur ñaata nga ko jaayee price bi dafa diis waxal danga ko fay waaw boobu after suñ paagee mic bi ñu waxtaanee ko amul benn problème no problème mbaa duñ la ñëwali no problem so te night of talent lañ wax you understand and then ay ndaanaan ñoo xamante ne ñu ngi bigal ñit yi si biti you understand ñu decide ne ok dañu dajale suñ fans yi nii ñu bigal gars si benn guddi you understand talent yi yëpp ñu feeñ loo wax si bés bi tey yow moo xamante ne jaral na la nga sol sa dala nu ma ko gisee lu lii la naka la comme dañ war a encourage ante at least xanga ñu gën a def lii because daf dee neexal xool daal xanga ñu yëpp ñu gaada si benn place ñuy am fun di ree di naka la koy waxee sax yeah it's fine I know any language you prefer to go with you can blend well dafa ne daal te man am naa fun torop sax te rëccu ma lu tax ma jënd suma ticket ñoo toog de njos ma boppa te so bi start and good yow you are already man ree naa ba ma xiif maa ngi dama dem lijjanti lu ma lekk ñëw dugaat pour reeyaat night of talent la kon yow pare ree yow dama jënd bitik bi yëpp nga xam ma indi bitik bi rek indi ko si isil ko kay no problème continue amal jàmm waa ne jërëjëf man lu amal gars pour gars looy wax gars ñoon si seen bopp lu ma wax gars mooy ñu gën a yokka daal ñu góorgóorlu daal waaw ñu góorgóorlu am fayda am fulaak fayda xam nga loolu alright bye bye thank you